télévision Futur Média mbokk yi ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce nag ñu koy amal àllarba ci waxtu bi mu nekk émission boo xam ni li ko tax a jóg mooy waxtaanee tolluwaay réew mi ci wàllu politique am waaye itam ku wax politique ku ne xam na ni politique moo ŋànk lu bëri ci réew mi muy social am muy économie am muy koomam lépp politique moo ko ŋànk loolu nag mooy taxawaayu émission bi di Faram Facce ñu am mbégte di ci ànd ak yéen ak télévision Futur Média àllarba bu jot ci waxtu bi tey nag ñu di ci recevoir l'ancien ministre ki nga xam ni mooy maître Amadou Sall nekk avocat à la cour bokk itam ci parti bi di parti démocratique Sénégal bokk ci kàngam yi ko ŋànk maître Sall maa ngi lay nuyu. Pape Ngagne maa ngi lay fay di tàmbali di nuyu sama naataango Abdou Ndéné nga xam ne li ñu bokk li moo gën a fort lépp mooy suñu sant bi ñu bokk ak suñu réew mi di ko nuyu moom tamit di nuyu sa téléspectateurs yi ak sénégalais yëpp yoo xam ne ñuy déglu. jërëjëf maître Sall ñu ànd ci ak le ministre Abdou Ndéné Sall moom kàngam la itam ci parti bi di APR di ministre ci gouvernement bi ñu dénk ko lépp lu aju ci wàllu chemin de fer yi ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. maa ngi lay fay di la remercier bu baax ci invitation bi parce que quand même lii lu baax la nit ñi au moins li ngay boo dee liggéey ñu invité la. nga xam nga bëgg a wax ci li ngay liggéey di nuyu vraiment maître Sall. di ko vraiment wax ni que ñun ñëpp ay mbokk lañu. vraiment comme li mu wax rek di ko nuyu di ko ñaanal di ko ziar. di wax ni que vraiment émission bi lu baax la ñu ngi lay sant. dëgg vraiment ci invitation jërëjëf merci beaucoup monsieur le ministre li ma ko bëgg a tàmbalee nag mooy bataaxal bi nga xam ne tukkee na ci Karim Wade nekk candidat li tax sax ñu koy yëkkati. bokk na ci du sax loo xam ni lu personnel la dëgg la waaye xam nga ni tam koo xam ne dañ ko àtte ci juridiction yi nga xam ni moo fi nekk mu dem ci cour d'appel bu Paris lu aju ci amam ñu ne CREI def ci teg loxo war nañ ko delloo ñooñu daal di koy gàntal moom mu jàpp ni ndam la waaye fi ma bëgg a taxaw mooy ci bataaxal bi maître Sall. bataaxal bi Karim Wade dafa mel ni ku ci joxul gëdd juridiction yu Sénégal. dafa mel ni sax ku xotti seen warma ku amul benn respect ci juridiction yi notamment ni nga xam ne noonu la ñu doxalee magistrat yi mu jàppale ñoo xam ne aux ordres la ñu nekk mu nekk daal bataaxal bu tàng. bataaxal jëm ci merci beaucoup. mu nekk bataaxal boo xam ni dafa tàng jëm ci juridiction yi ndax jàpp nga ni moom noonu la war a waxee en tant que citoyen en tant que républicain. xam nga Baye Ngagne. li mu wax lii. man dama ko ci jàppale. ndax yàlla def na man mi ma bokkoon ci ay avocat li ma ciy jëkk a wax mooy. CREI parce que lépp lu mu wax ci CREI la ko tàmbalee. CREI lu ñu suuloon la woon ab medd la woon ñu sulli ko. lépp lu ñu sulli te mu doon medd day nëpp CREI lu nëpp la. loolu mooy dëgg. juriste yi nekk ci Sénégal gi yëpp nangu nañu ne que CREI yi nu muy doxalee du doxalin bu rafet du doxalin bu jaadu muy benn ñaar ñëpp xam nañu que CREI yi jamono bi ko président Abdou Diouf doon def. lépp ci jublu woon aussi xamoon nañ ko mën nañ ci dellu si mën nañ ci bañ a dellu si. te man di avocat fanweeri at ak juróom-ñaara ngi ni ma nekk avocat man maay wax man sama avocat que CREI yi. du juridiction boo xam ne bii. ñu dañ koy bëgguma ñu dellu ci CREI. waaw dama la ne parce que da nga ma laaj ma lay tontu lu tax mu wax loolu. dama ne avocat yi nga xam ne bii ñoo nekk Sénégal ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ni CREI di doxale dañ ko nanguwul. waaw parce que doxalin wu ñaaw la bu tegu bu laluwul ci yoon bu laluwul ci dëgg. affaire politique la. donc su dee dañ ko àtte ci politique te fépp fu mu dem ci àdduna bi nga xam ne bi ñuy àtte. dañu tëddee njaaxaanaay. dina am lu ñu koy nangul. dinañu ko wax ne violé nañu sa droit ne mu waroon demewuñu wala ñun nanguwuñ bi àtte muy dox suñu dëkk. xam nga su demee noonu faaw nag ñun ñi nga xam ñoo nekk Sénégal ñu am sañ-sañu taxaw wax ne li ñu àtte te àdduna bi yëpp foo dem ñu ne leen lii baaxul dañu nangu ne baaxul. ci fond wu lettre bi. parce que man dafa am lu ma ci gis moom laa génne. maanaam magistrat yi nga xam dañuy topp ci joxoñu Macky Sall magistrat yoo xam ni lu Macky Sall bëgg la ñu wax c'est-à-dire kooku nga xam ni daf ni sénégalais la daf ni républicain la est-ce que cëram la mu wax loolu jëmale ko ci justice réewam xam nga
ñun ay homme politique lañu suñu mbëbët suñu doxalin. waaw du ñu xool àdduna nu mu waroon dem nu mu war a demee ñu ne noonu lañ koy doxalee. dañuy jël mbir mi nu mu demee ngeen tegu ci yoon daal. déedéet non dama bëgg a wax que mbir mi du lu nekk suñu bopp. li nekk ci suñu kanam la ne këtti ne jonn. soo taxawee yaa déglu keroog Kéba Mbaye moo waxal boppam Kéba Mbaye ci magistrat Sénégal yi ñu gën a respecté la bokk. ñu ngi koy wane ci net bi. muy naqarlu ne dégg na ne que ci biir magistrat yi guerre am na ci. mu naqarlu ko lool te ba mu koy wax mi ngi sol robe magistrat ñu dégg ne Ousmane Camara mi nekkoon premier président cour suprême. yilif magistrat yi yëpp. mu nangu ne magistrat yi képp koo xam ne nangu nga nekk nit ku jub wala sa ak yelleef rek da nga ko bëggal sa bopp. waaye képp ku bëgg jub da ngay jub ku bëggul jub doo jub. ñoom ci seen biir ñuy wax li ñuy wax. xam nga kon loolu su amee. su dee avocat yi wax nañ ne am na avocat yu baax am na avocat yu bon. am na magistrat yu baax am na magistrat yu bon. magistrat yi wax ko seeni kilifa yi wax ko. su homme politique ñëwee wax ko ne am na ñu baax am na ñu bon newul magistrat yëpp dañu bon dañ dafa wax ne. parce que man yore naa bataaxal bi dafa am ci magistrat yi ñu bëri ñoo xam ne bi dañu jaay seen ngor. d'accord lu ñu leen wax ñu def suñu leen ne tëjal jàmbur ñu tëj. suñu leen ne bàyyil ñu bàyyi te waruñu doxalee noonu. te loolu du moom rek moo ko wax. sénégalais yi li enquête yi di wax ci indice de perception. soo génnoon tey ci mbedd mi nga laaj sénégalais yi. est-ce que tribunal yëpp toujours dëgg moo fay jaar sénégalais yi dinañu wax ne. d'accord du toujours dëgg moo fay jaar ndagam nag loolu la sénégalais yi di wax. mënuñu dem beneen àdduna bu dul Sénégal. pour wax d'accord merci beaucoup maître. monsieur le ministre bataaxal bi jàng nga ko. muy ndam boo xam ni itam Karim Wade am na ko ndax bu fekkente ni dañu jàppoon ni day ñu dem France rek laaj ñu joxe alalam ñu joxe ko ñoom ñu jàpp ni loolu teguwul ci yoon duñ ko def ndax moom itam li mu wax fëgg dënnam jàpp ni am na ndam te jot na itam Macky Sall jàkkaarloo ak moom ndax amul dëgg ci kàddu yi nga xam ni def na ko ci biir lettre am. moi li ma bëgg a wax ci bataaxal bi. d'accorduma ci forme yi d'accorduma ci fond bi parce que quand même moom c'est un Sénégalais. nee na Sénégalais dafa bëgg dem élection. donc loolu respect bi mu war a am ci nos institutions yi ñu teg mooy justice bi mooy que l'autorité de la chose jugée dañ ko juger fii il faut mu respecter ko. parce que bu respecté wul loolu je me vois mal dañ la war a ñëwaate fii. mais est-ce que institutions yooyu itam respecté nañ ay droits am moom. institutions yi respecté nañ ay droits am. parce que respecté nañ quand même il faut parce que dafa war a réciproque aussi. parce que justice bi fii. waaw xam nga CREI yi dañ ko teg. mu war a juger dañu war a xool. est-ce que CREI yi tegu na ci lu normal wala teguwul ci normal xam nga CREI c'est une création ab bari boobu tegul na ci normal. ba ñuy juger ko ba pare. xam nga kenn revenirul ci le tribunal de Paris revenirul ci liñ ko juger waxul ni liñ ko juger du loolu dafa wax ni moom comme reconnaître CREI yi du mën a jël ci li CREI yi décidé pour nungu alal boobu parce que ñun jugement CREI yi passé nañ ko ci li ñu nekk mooy nu ñu mën a récupérer xaalis bi nga xam ni que moom lañ wax mu fay ko. dans le cadre de la récupération la ñuy dem Paris pour mën a jël appartement yi nga xam ni daf ko am foofu. pour récupérer ci la ñu ni appartement yi ñun duñ leen ko jox à cause des différentiels de juridiction mooy que ñoom comme reconnaître ñu woon amuñu CREI dans leur nomenclature juridique donc duñu joxe appartement yi. mais en fait néewuñu ko ni deful. donc vraiment il faut que ñu comprendre que c'est pas un nouveau jugement. c'est pas aussi que ñoom dañ ni di Sénégal jugé baaxul dañ ni comme ñoom reconnaître ñu CREI sur la base de ça du ñu nungu appartement yooyu mais appartement yooyu c'est une partie simplement ci li ñu war a nungu yëpp ci moom parce que comme dañ ko condamné woon à payer 138 milliards dañuy nungu di nungu ba mat. c'est ça le problème matagul nag mais am na lu ñu jot a jël. d'accord kon mais ça remet pas en cause. waaw vraiment liñ ko condamné. d'accord ça remet pas en cause différentiel de juridiction yi moo tax mais ça remet pas en cause. d'accord kon maître est-ce que kon lu jar bàkku nekk na fi lu jar gagné nañu wala dara est-ce que nekk na fi parce que ku dégg itam li nga xam ne moom la ministre Ndéné Sall wax Abdou Ndéné mooy
te mooy dëgg itam c'est-à-dire tribunal bu Paris ñoom statut wu ñu ci condamnation bi par exemple biens yi la ñu wax ni wala CREI bokkul ñoom ci ni ñuy doxale donc mënuñu appliquer lu jóge foofu. waaw bàyyi ngañ dégg naa sa wax balaa ma lay tontu danaa jëkk dellusiwaat ci li nga wax naan ne bataaxalu Karim bi ormaalul magistrat yi. gis nga loolu moom moo am. waaw làmmiñ làmmiñ ñaar rek la. da ngay wax dëgg wala nga wax leneen. waaw. yéen a ngi fàttaliku 2012. image yaa ngi fi Macky Sall yooyu jamono candidat la woon élection présidentielle. mu ne moom du respecter loi ndax par force dafay dem place de l'indépendance manifester fa ndax reconnaîtreul arrêt Ousmane Ngom ngeen gis ko mu yore mer gàddu. gàddu ko. waaw loolu am ne loolu par force dama fay dem ndax respecté wu ma loi xam nga kon damay bañ rek ñu def lu tubaab di wax 2 poids 2 mesures. Macky Sall day toog ne li loi bi wax moom àndu ci te mu nangu ne loi moo ko wax ñëpp di ko dégg. mu yore mer gàddoom ne par force daf koy def mu def ko. alors ndegam nag moom moo nekk président de la république te nee na respecté wul loi te ba mu koy wax ñëpp di ko gis. ormaalul loi ormaalul ki nekkoon président de la république nañu bàyyi ki nga xam dañ ko daan te mu jàpp nañu ko daanee deful yoon kooku te mu am lu muy wax gis nga li nga wax lii. naa ci tontu dañu dem cour de justice CEDEAO. cour de justice CEDEAO ne. ci tubaab laa koy wax. que les poursuites que relève de la haute cour de justice du procureur de la haute cour de justice mooy Karim Wade ndegam ministre la woon ñi koy atte. du ñu koy atte haute cour de justice doo ko mën atte ba mu ko defee lan la ñu def. Sénégal jugement bi ñi koy atte dañu taxaw toog ci yoon sama baat nag ca kaw di tono ñi koy atte dañu toog ci yoon ne ñun loolu suñu yoon nekku ci. dégg nga ñu dem conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme mu ne dañuy violer les droits de Karim Wade lan la gouvernement Sénégal wax sama yoon nekku ci. kon xam nga su dee déggoo li ma la wax su dee da nga toog sa kër nga nekk sa biir kër joxe fa dépense. sa biir kër nga di fa dogal ña nekk ci biir kër nga ragal la wala nga ger leen jaay leen doole ba loo leen wax ñu def ko. te la ñu def ci sa dëkkandoo yi koo fa dem mu ne lii nanguwuñu ko loolu war nga xoolaat sa bopp. Karim Wade suñu ko attee Sénégal loolu ñu ko attee parce que il faut aussi ñu xam ne président de la République bu Sénégal moo jël ay avocat dem Paris ne damay nangu la Karim Wade am Paris. mu di benn appartement boobu nu mu ko amee lu ko lew la. parce que mu ngi ci dossier bi. Société Générale de Banque bu Sénégal gii ñoo ko lebal xaalis fekk yooyu jamono jabaram génn àdduna bàyyal ko ñetti doom ay jigéen ñetti bantiment mu yàlla amul lu muy def mu jënd appartement dugal leen ci loolu ñu lebal ko xaalis mu jënd ko. Macky Sall ne da ciy teg loxo ni mu tegee loxo ci kër baayam gi nekk point yi ñëpp di ko gis. donc bañ fa moo mu fay dem Karim Wade woowu leen Macky Sall moo jël ay avocat dem ba Paris ne da ko fay jël. d'accord kon ba mu fay dem. am na la mu ci yaakaar waa Paris dañ ko wax ne na ngeen ko attee ñun suñu dëkk du ñu attee noonu. su leen neexee man ñun waxuñu daanuñu ko fi de su leen neexee ngeen daan ko su leen neexee ngeen tëj ko. d'accord waaye na ngeen ko tëjee. waaw ak fa ngeen ko jaar ñun suñu réew kenn du tëjee noonu. d'accord dagam suñu réew kenn du tëjee noonu loolu ngeen ko daanee ngeen tëjee ko. duñu leen jox dara suñu réew duñu leen jox dara. d'accord noonu la ñu demee Paris ñu wax leen ko noonu la ñu demee Monaco ñu wax leen ko. d'accord kon loolu am na solo aussi ñu di ko fàttali. d'accord alors monsieur le ministre noonu la ñu demee Paris ñu wax leen ko muy revers noonu la ñu demee Monaco même chose CEDEAO ñoo ko njëkk a wax ci haute cour bi nga xam ni ci la ñu waroon àtte ancien ministre de la République ñëpp xam ko ñu yóbbu ko CREI mais itam noonu la ko Nations Unies waxee ndax loolu yëpp muy ay jalgati yoo xam ni ku nekk mën na ci teg loxo parce que lu ñu bind la lu leer la loolu lan lay jaay doole lay nuru wala lan lay nuru ci kaw Karim Wade pour yow. non xam nga ñi ñëwee bi président jëlee nguur gi. waaw dafa am une demande sociale bu importante. muy la demande sociale en tant que telle te justice sociale moo ci njëkk. muy reddition des comptes reddition des comptes sociale. après emploi. après d'accord la santé l'éducation et le panier de la ménagère mooy ñëw en dernière position. justice sociale boobu bi ñu ko tegee xam nga
CREI ci boppam ni ñu ko defee loolu mooy tax ku njublang yenn njublang yi ñu mën la jàpp. oui parce que yenn njublang yi boo ko defee bu amul CREI pour ñu jàpp la c'est très difficile. ah bon kon ñun suñu juridiction yi ñu am te mu nekk fii pour ñu mën la jàpp c'est-à-dire pour ñu mën la jàpp mais li nga wax nii lu graaw la dissimulation c'est-à-dire pour ñu mën la jàpp waaw nga xam ci pour ñu mën la jàpp ci nga am lu donc juridiction yu normal yi ñu am nii pour mën nga ci rëcc mën nga ci rëcc te mën nga ci rëcc noonu mais mën nga ci rëcc ok mais CREI pour nga rëcc ci parce que il faut nga démontrer ça am foo ko jëlee d'accord léegi il faut nga indi preuve yi indi yëpp et tout ça vraiment ce que je peux dire parce que c'est l'autorité de la chose déjà jugée. Karim Wade il a été condamné. D'accord. Reconnu benn tribunal benn juridiction. mais autant de juridiction yi nga xam ne non c'est muy différent. CEDEAO muy Nations Unies muy Monaco benn juridiction ñëpp ni baaxul ñu leen ko attee waxul ni. waaw. Karim Wade kenn waru ko condamné. fi ñu dem yi yëpp dañ ni ngeen di def pour récupération xam nga problème bi mooy y a même loolu kay mooy condamnation y a même pour récupérer loolu mooy ni ngeen ko condamné tegul pour récupérer waaw pour mu fay waaw pour récupérer alal bi dafa métti am na ñoo xam ne gis nga y a beaucoup de présidents en Afrique yu lubaloon et tout ça mais pour récupérer xaalis bi c'est toujours des procédures yu yàgg yoo xam ne pour mais xam nga ba tey récupérer wuloo dara ci Karim Wade ba tey non il faut pas dire ça parce que am na ay appartements yu nekkoon fi récupéré nañ ko loolu moom ñëpp xam ngeen ko am na ay kër yu nga xam dugal nañ ko suñu patrimoine am na ay sociétés yu mu amoon AHS ak yooyu yëpp dugal nañ ko déjà sur le patrimoine donc récupéré nañ lu bari bu wax récupéré wuñu mais ce qui est important mooy ñu teg système bi nga xam ni au moins la gestion des choses publiques d'accord gars yi dinañ ci def attention waaw nga xam ne duñ ko fi defaat d'accord mais Karim Wade vraiment il a été condamné normalement vraiment dafa waroon a jéem a fay et c'est pas le président de la République moom mooy jël ay avocats ñu dem di ko topp et tout ça c'est la justice moo condamné justice moo wax nit ñi ñu jéem ko justice bi ci boppam moo réclamer son argent boobu nag dañ koy topp. d'accord mais président yoonam nekku ci parce que vraiment la justice est indépendante. maître kon am na lu ñu jot a jël ci Karim Wade am na lu mu jot a. waaw xam nga. Abdou Ndéné respecté naa ko lool sama rakk la et puis dama ko wax sànq dama am respecté naa la trop. waaye dama bëgg suñuy suñu am loo xam suñ koy wax xamuñu nañu nengu ne xamuma man lu ma xamul kenn du ma ci dugal dinaa ne xamuma. Karim Wade képp ku ne jël nga dërëm rek ci alalam la nga wax du loolu na demee damay rafetal waaye bu noonu naa wax leneen ndax Karim. dina yomb tey nee nga jël nañu ay appartement yu ñu jël lii la këru Ablaye Wade gi nekk point yi nangu nañ ko. boobu delloo nañ ko kenn du werante de ci lu werante. mais delloo nañ ko. dese na ma wóor. mais dégg nga ñu wax delloo. dese na ma wóor parce que il faut que ñu wan ma ay këyit. waaye dès lors que nangu nañ ko rek. déjà am na ci luñ ciy wax. ñëpp xam nañ ne kër googu Ablaye Wade moo ko moom ñu nangu ko ma jàpp ne cëru Macky Sall. su mënul àggale kër Ablaye Wade na ko bàyyeel waaye àggalewul kër Ablaye Wade pare nangu ko loolu lu ñaa la muy benn loolu moom nangu nañ ko ñëpp gis nañ ko nangu nañu oto ya nga xam ne bi ñëpp ko gis oto yi Ablaye Wade doon campagne électorale la mën naa wax oto yooyu nu mu demee parce que fekke naa ko Ablaye Wade day campagne électorale commandé ay oto parce que bëggul woon yooyu jamono utiliser ay oto gouvernement mu commandé ay otoom muy ñaari équipe oto groupe oto parce que su ñëwee di campagne dem Matam war a jóge Matam dem Ziguinchor jël hélicoptère bu muy loué mu yóbbu ko Ziguinchor oto yi duñ ko fa mën a fekk donc day am oto yu koy xaar Ziguinchor mu commandé oto yi bii oto yi di ñëw fekk na moom comme campagne am commencé na. ñu ne ko oto yi ñëw na ñu yàkkamti ko dédouané mu ne kon Karim nañ ko def ci turam oto yi ñëpp gis nañ ko mooy 4x4 yi Ablaye Wade doon dugg. di taxaw ci kaw Karim la nekk. waaw ci turu Karim. yooyu nangu nañ ko. d'accord loolu de nangu loolu tam mooy yoon itam ba tey benn bokk damay wax rek lu ci nangu. gannaaw loolu amul leneen lu ñu nangu gis nga tey Youssou Ndour mi sama xarit la. waaw mas naa nekk avocat su ñu ñëwoon tey pour jàpp ma ne ma gis nañ la ngay wax ak Youssou Ndour mii li mu moomu ko yow Amadou Sall yaa ko moom ba pare nga dem nangu loolu
ñëw nangu TFM. ci ay kayit li ngay wax nii. li ma lay wax maître oto yi da nga ni ci kayiti turu Karim Wade la nekk. kon bu ñuy nangu alalam nangu ko. nangu nañu loolu kay mooy yoon. amul werante wu ma oto yi dama koy expliquer. voilà dama ne. dafa ne Abdou Ndéné bi moo ne. nangu nañu ay appartement appartement yi ñu nangu. appartement yi ñu nangu Eden Rock la appartement Eden Rock la. bi boobu Bourgi moo ko moom. moom moo dem defar société. dem ci banque lebal ko xaalis. parce que banque bi ko lebal xaalis gis nañ ko mu def ko loolu laay wax naan tribunal bi ko atte sama baat nag ca kaw ñu ngi may xool maa ngi leen di xool Henri Grégoire Goton Diop boo ko atte magistrat la may avocat dama ne atte boobu la atte njuut njaaj la sama baat nag ca kaw parce que du ma ci dellu gannaaw atte boo xam kay atte la muy atte yëpp tegu ko ca yoon avocat yi muy atte mu jël avocat yi dàq leen génn leen tribunal te yoon may ko te Sénégal yëpp gis ko mu atte nu mu ko neexee ka muy atte ñu jàpp ko yenn ko dóor ko ci biir tribunal bugguma dellusiwaat ci atteb Karim Wade waaye atteb Karim Wade lañ ci war nu wax yëpp wax nañ ko amul lenn lu ci jaar yoon donc dañuy jël fekk doomu jàmbur bu liggéeyam xam nga ne Sénégal am na rue Abdou Karim Bourgi famille Bourgi ba ñuy am seen alal Ablaye Wade amul woon dërëm damay waxal yàlla ñëpp ko gis ba ñuy am seen alal yooyu temps Ablaye Wade étudiant la woon ñu gis ne waa famille Bourgi dañu amoon koppar bi ba Bourgi loolu la donn dafa mel ni tey bëgguma tudd tur waaye ay famille diw ak famille diw ak famille diw ñu xam leen ci Sénégal dañu amee alal loolu noonu la famille Bourgi amee woon xalal bu ñuy am alal Abdoulaye Wade amoon donc seen alal dañu jël nangu ko ne lii kat alalu Karim Wade la donc loolu léegi mais ba tey suñu biir wax nga d'accord rek li ministre bi wax aussi moom nga dëggal ni am na lu ñu nangu ci Karim donc dindiwuloo li mu wax déggu li ma la wax dama la ne Karim Wade mën naa ko citer appartement dama mën a doon appartement yi xam naa ko maa la ko gën a xam parce que maa doon avocat état maa doon avocat wu Karim Wade xam nga Karim Wade dañoo wax léegi Abdou Ndéné di ko wax ne reddition des comptes Karim Wade président Wade moo ko dénkoon ay responsabilité comme man ni ma dénkee responsabilité man ministre de la justice laa woon Karim Wade li ñu ko dénkoon lépp ANOCI ba ministère contrôle financier contrôlé na ko Cour des comptes contrôlé na ko. waaw inspection générale d'État contrôlé na ko. mais CREI doon denc CREI condamné na ko. déedéet ba tey damay ñëw rek. la ma doon comprendre na li ngay wax reddition des comptes. loolu mooy reddition des comptes. nga may ma rek. la mu doon yoree. ñu saytu ko. dañ ko bindal nekk lañ la joxoon. na nga ko yoree yorin bu rafet la. d'accord waaye loolu su weesoo xam nga damay daanele dara. bàyyi ngañ. yow sama xarit nga. dëgg la. mën naa wax ne sama jarbaat nga. dëgg la ndax sa baay sama xarit la. dëgg la loolu yàlla moo ko def. dëgg la yàlla moo ko def mu am lu ma la sopp nga yàlla def ko. tey jii su nit ñëwoon ñëw taxaw rek ne yëre bi nga moom bi nga sol maa ko moom. xam nga dama mi ngi may indil coono ñu war a dem nag ñu ne yow Amadou Sall waneel ne yëre bii. puisque d'accord da nga ñu indil firnde fan nga ko jëlee te muy sa yëre d'accord léegi ko loolu suñu ko doy na waar c'est-à-dire wax dëgg yàlla mais monsieur le ministre foofu la problème bi nekk problème bi fi mu nekk mooy ci CREI c'est-à-dire débat bi dina ci dellu soit lettre bi moo ko indi c'est vrai que débat bu dépassé la sax mais du dépassé ba waruñu ci mën a wax parce que problème boo xam ne bu am solo la xam nga monsieur le ministre li am ci CREI ci Sénégal rek la am li am ci CREI moo amul fenn yow mënoo rëcc ci CREI yow mi jàkkaarloog man mën nga ci rëcc wala mënuloo ci rëcc lan nga ma ci mën a wax mënoo ci rëcc sa morom mënu ci rëcc non monsieur le ministre non waxuñu defuma c'est-à-dire li nga am ñu ne la justifier li nga ko amee loolu fan la am ci àddina loolu fan la am ci àddina monsieur le ministre c'est-à-dire problème bi mooy CREI c'est-à-dire loolu mooy li nga xam ni xam nga CREI si le différentiel waaw différentiel bi si le différentiel n'est pas important oui mais les si les différentiels sont à l'œil boobu temps dañ lay jàpp c'est ça le problème aussi le différentiel quand même. lan nga bëgg a wax ci différentiel li mu amoon maanaam am bu jéggi dayoo. am bi dafa jéggi dayoo. ah bon vraiment ba jaaxal ñëpp. te maa ngi revenir bu ñuy ci li ñu nungoogul contrairement ak l'opinion ak avocats yi li ñuy wax et tout ça des sociétés comme AHS SA AHS Sénégal ABS Harsistan Black Power Finance ont été confisqués bu ñu ko confisqué mais même actif xam nga société dafa am li ñuy wax actif. bu ñu ko dañ koy c'est l'actif actif yooyu nag boo ko jëlee c'est de la valeur. c'est de la valeur ñu jël ko donc am na loo xam ni jël nañ ko ci moom am na aussi ay amoon na aussi ay transactions yoo xam ne moom mu koy viré Monaco. d'accord boobu aussi. ki yëgul pareegul vraiment l'autorité de la chose jugée. parce que en tant que ministre ma nekk ci exécutif
affaire du jugement wu CREI yi waruma ci sax wax parce que vraiment il a été condamné en bonne et due forme. waaw non après condamnation. léegi condamné nañ ko en bonne et due forme décision boobu loolu. léegi nag les conséquences de la condamnation dañu mën a wax. parce que moom lettre bi bu ko exiger. parce que les conséquences de la condamnation moom la bëgg a réfuter. d'accord alors que condamnation bi dafa am des conséquences de droit. d'accord dafa am des conséquences yi nga xam ne que. d'accord làmb ji. mënatu ci dugg. waratu ci dugg. ah bon oui oui il y a la réglementation est bien précise donc vraiment li ñu waroon a waxtaan tey. mooy que on doit pas rentrer dans la gestion du PDS vraiment man li ma doon wax mooy nan la ñuy def bu dugg ci élection yi ñu wuti candidat parce que quand même seen candidat. mënul dugg ci élection yi. d'accord bu fekkee mooy seen candidat. parce que. vraiment mais du sa problème loolu yow. du sa problème de. waaw du sama problème moo tax ba ne leen. donc dafa am ay problèmes yu war a régler en interne. waaw mais ba tey du sa problème yow moo gën ñu topp ci benn affaire di wax. alors que affaire boobu mënuñ ci génne parce que les juges quand même ils ont fait des enquêtes bien déterminées dafa yàgg. d'accord je ne suis pas un juriste mais dafa yàgg et l'affaire a été jugée normalement l'autorité de la chose jugée waroon nañu bàyyi ni xam ni que jugé nañ ko. d'accord monsieur le ministre. jeex na quoi ci lettre am dafa wax ni le moment est également venu pour Macky Sall de se résoudre à m'affronter dans une compétition loyale et transparente. waaw daf ni. na Macky Sall pare xam ni seen jàkkaarloo mënu la ñàkk. ma dégg le ministre Abdou Ndéné Sall mu ne ngeen dem uti beneen parce que kii mënu la bokk ci jongante bi. xam nga loolu wax na tontu na laajam. Macky Sall ñemewul Karim Wade. ah bon. li ma lay wax lii. yóbbu leen ko gànnaar nañ ko mbelax nañ ko entraîner nañ ko def lu leen neex du song Karim Wade. mais lu amul fit bi. gis nga maa ko wax mais il faut maa ko wax ñemewu ko. gis nga nag li may wax lii. Karim Wade lu mu mus a gagné bu kenn du ko ñemee. ba yebu c'est-à-dire que xam nga waxuma yàlla moo xam kuy gagné. mais li mu la wax tam lu. yàlla bu dee élection baromètre mooy nga gagné dara. yàlla moo xam kuy gagné xam nga kiy gagné mooy kii xeex. c'est des valeurs antérieures. dama la ne bàyyi ko mu terminer. lamb ji. Karim Wade samp na ndëndëm. Macky Sall yéen ñi ànd ak moom. xëy na yéen ñeme ngeen ñëw fël ndënd li. waaye Macky Sall ku ko joxoon milliard du ko fël. lu nekk di da ko def nag. pour wax ne Karim du ñëw dama lay wax dara bàyyi ngañ. mais loolu nag waxal Sénégal yi aussi fu mu tegu bàyyi ngañ bàyyil ma fan la tegu. bi jiitu gis nga damay dellusiwaat ci lu gaaw ci CREI ñaar laa ci bëgg a wax benn bi mi ngi ci bataaxal bi Karim bind. CREI yi dafa am ba ñuy liggéey benn rapport banque mondiale bu nekk ci dossier CREI yi bu nekkoon ci biir. rapport boobule gis ngeen ko wax nañ ko ci presse bi. dafa bind ne diggante bi ba Bourgi bu ñu wax ne moo yore alalu Karim ak Karim seen diggante amul lenn lu ko mën a firndeel. et que dara mënul wane ne que Karim jël na alal. loolu la ñu wax dañ ko sàcc ci dossier bi dañ ko ci génne. xam nga nit suñu koy àtte day am dossier. am pièce. ci yooyu la ñuy xool ne kii li mooy indi firnde. d'accord pièce boobu ñu génnee ko ci. muy benn ñaareel ba wax nga dëgg ba bàyyi ngañ. du ma wax Abdou Ndéné parce que xam naa ne maa ngi moom a yem rek dañuy góorgóorlu waaye Macky Sall laa wax moom mi wax ne lii la amee ci alal tey ëllëg ku ko yóbboon CREI ñu daan ko ndax alal ja mu wax ne moo ko moom bañ ko laajee foo ko jële dafa ne Ablaye Wade dama ko may te CREI dafa wax ne may bokk ci kon xam nga kon condamné na boppam Macky Sall ci boppam moo condamné boppam su demoon tey dañ koy tëj ñeenti at juróom-benni at yi ñu tëj Karim Wade su demoon loolu lañ koy tëj amul pexe wallahi azim billahi wallahi tallahi su demoon tey ji ak loolu mu wax loolu lañ koy def dañ koy tëj kon loolu baaxul dañ ko teg de côté tëj bi tëju politique la pour dellu si ci sa wax lan moo tax mu ne dina affronter Macky Sall waaw xam nga pourquoi mu taxaw moom samp ndëndam ak fan la ko teg Karim Wade dafa am ko teg waaw dafa bokk ci PDS jël ko nekk yaay suñu candidat. PDS jël ko waaye mu jël condamnation. waaw ba tey. loolu yëpp lu ëpp 5 ans loolu yëpp ak seeguma ci. waaw mu ñëw taxaw. balaa muy ne damay bëre sax ñu ne ko yow doo bëre ndax yow am na fi yaa ngi fàttaliku suma rakk sama xarit Serigne Mbaye Thiam toog na ba ci yàgg bés mu ne
moom sax dafay proposer ñu modifier constitution bi pour wax ne pour nga mën a bokk ci jongante bi il faut nga nekk toog ci réew mi lu muy bon 5 ans. keroog laa leen wax ne nañu wax ne kan ku nit su xeesee bu mu bokk ci kii bi bu mu bokk ci kii parce que loolu yëpp lépp lu ñuy wax Abdou Ndeye ngi nii di wax tàmbalee guñu sax mu naan Karim dañ ko condamné dañ ko def lii dañ ko def laa mënul bokk. amul kenn ci ñoom koo xam dina mën na bokk. kenn du wax ne amul kenn ci ñoom may ma rek ma daaneel. amul kenn ci ñoom kuy taxaw kuy wax ne su ñëwee ñu bëre dinañu ko daan. dañaan rek du ñu bëre ak moom. na jóg na def na daanu na def lu ko neex waaye ñun bëriwuñu ak moom. xam nga damay wax dara rek gis nga élection présidentielle yi Macky Sall mandaam le avril lay jeex. campagne bi su ñëwee su ko neexee dina bëre su ko naqaree dina bëre waajaa ko doon wax gis nga gayndek simb. d'accord su simb la jeexee. koo dóor day fayu. te gayndek simb Macky Sall gayndek simb la simbam ma ngay jeex bés bu ñuy def ne kan moo bëgg nekk candidat su boobaa simb li jeex na candidat la comme ñëpp amatul dara lu mu leen di ëppale. day candidat kii di candidat su ñu demee ci rajo mu wax 3 minutes keneen ki wax 3 minutes. kon coow li bëri na waay ngal li lay war a suli am ngeen doole ñëw leen ñu bëre. su ñu bëree dinañu leen daan. monsieur le ministre ci li mu la wax. li ma koy wax mooy. waaw mais am ngeen lan moo tax candidature Karim Wade nekk problème pour yéen pourquoi. nekkul problème de vraiment man bu ma fekkoon ni maay décidé bu fekkoon ni que Karim war na mën a nekk candidat. waaw man dinaa d'accord mu nekk candidat parce que. Karim mënu fi gañ mënu fi mais bul fàtte ni aussi bul fàtte ni CREI bi ko condamné juridiction d'exception la est-ce que par exemple condamnation bi mu ko condamné aussi mën na ko interdire mu nekk candidat. damay wax d'abord. waaw parce que aussi juridiction d'exception la xam nga statistique. waaw ce sont les valeurs antérieures. qui te permettent d'entrevoir l'avenir. Statistiquement Karim Wade man bu ma doon amoon option financière mu war a def benn mise sur l'actif de Karim je vais jamais miser sur l'actif de Karim parce que musul gagné. musul gagné participer wul significativement ci papaam bi muy jël pouvoir. ñëpp tout le monde le reconnaît. musul participer ci benn élection ba gagné yi ñu ko jiiteel yëpp avec tous les moyens mënul gagné donc vraiment mënuma yaakaar ni kooku dina mën a gagné mais ñun dafa amoon une demande sociale bu importante ñu def ko mu tombé ci. demande sociale boobu bi mu ci tombé pour élection 2010 xam nga làmb ji ku nekk dinaan dama bëgg bëre mais dafa am arbitre bi mooy le code électoral dañ koy teg ku bëgg a dugg ci làmb ji da ngay indi lii man li ma wax noonu man la engagé parce que dafa am ñu ko war a juger mais bi ma analyser condamnation bi ak yooyu laa gis ni que kii bu naree nekk candidat buñ ko nee dinañ ko ni ci la loi électorale bi nekk en vigueur article L115 du code électoral dina war a indi casier judiciaire bulletin de numéro casier judiciaire quittance de cautionnement loolu mën na ko am déclaration sur l'honneur dafa war a nekk en règle avec la législation fiscale déjà pour am quitus fiscal il faut mu fay paiement bi ñu ko condamné il faut mat du mat à moins que mu am 138 milliards indi ko loolu mooy préalable yi nga xam ni dañ leen la accepter et puis bu ñu la condamné plus de 5 ans à une peine bu supérieure à 5 ans condamné nañ ko à une peine bu supérieure à 6 ans mënootoo bokk sax ci fichier électoral mënutuloo sax dem voter ci bay mën a nekk candidat donc tout ça fait que moo tax ma ni vraiment moom mënul nekk candidat xam nga ñuy wax pédaler dans l'air yàq énergie waaw vraiment énergie boobu bu ñu ko mayoon sax ñu transformer ko en énergie électrique parce que soxla nañ ko moo gën parce que pour man day yàq énergie parce que problème bi mooy nous sommes conscients que ni kii mënut a doon candidat mais li mu mënul doon candidat c'est pas parce que dañ ko ragal moo tax dafa def loo xam ni que ce sont passés des gestionnaires publics ci la def loo xam ni que moo tax li ngay wax ni demeewul noonu de li ngay wax ni demeewul noonu de non taxamal du ci gestion lañ ko épinglé de non mais loolu aussi mu leer fi mu jëlee xaalis bi non épinglé nañ ko ci enrichissement illicite mais enrichissement illicite ak gestion ak yooyu ça n'a rien à voir aussi enrichissement illicite waaw enrichissement illicite xam nga enrichissement illicite
mooy li kenn mënul mucc ci Sénégal da nga am alal mooy li kenn mënul échappé ci Sénégal mën nañ ci mucc. non ku yem rek ku yem te doylu mën nga ci mucc. d'accord ok ku yem te doylu mën d'accord nga ci mucc. parce que d'accord danaa la wax si yaa bu fekkee ni que sa alal li mu ëppalee ak sa am-am c'est pas significatif. d'accord wax mais daf bu demee bu significatif ba jaaxal nit ñi ah dañ lay topp. donc dafa significatif ba jaaxal nit ñi te bul fàtte ni association boobu association de bu ñi ñu condamné du moom rek moom dañ ko condamné Bibo Bourgi dañ ko condamné donc vraiment bu ñu waxee ni alalam Bibo Bourgi moo ko moom tamit du rëcc ci condamnation parce que ñoom ñaar ñëpp la ñu condamné. donc ñoom ñaar ñëpp ñoo def enrichissement illicite. d'accord parce que ñoom ñaar ñëpp même Bibo Bourgi bu ko yokkalee da koy gën a rey rek parce que Bibo Bourgi lu mu am sax moom liggéeyam mënu ko jox. d'accord moo tax ñu condamné ko. d'accord li ma bëgg a xam daal mooy. Karim Wade condamné lañ ko. waaw liñ ko condamné. vraiment balaa nga naan naam ne fi. loolu dëgg la pour mu nekk fi il faut mu respecter mu fay. d'accord bu fayul xam nga chaque jour mu ni suba dinaa ñëw ginnaaw suba dinaa ñëw. te kenn gisu ko dinaa ñëw te kenn gisu ko. parce que mu xam na avocat mi aussi xam nañu. d'accord bu baax. waaw mu dikki ñaa xam na pourquoi mu toog fa. voilà mën a yee maître Sénégalais yi maître man ñan laa yërëm. dégg naa ñan nga yërëm karimistes yi ko topp. ñoom nga yërëm di ko yaakaar xam nga yaakaar dafa doy waar. waaw yaakaar benn nit mu leen di nax di leen bëlee nekk ci WhatsApp bi rek wax suba dinaa ñëw ginnaaw suba dinaa ñëw xaar leen ma et tout ça vraiment man ñooñu laa yërëm quoi ça le problème. maître xam nga maître bu ñu sukkandikoo ci li mu wax dafa am ay points yu am solo itam. parce que bu ñu ne non xam nga casier judiciaire bu jëlee condamnation mënuloo ko am. quitus fiscal bu fekkee da nga amee alal boo xam ne da nga ko war a fay mënuloo ko am donc aussi lan ngeen ñu mën a wax lu leer ci moom. waaw maa ngi dikk dafa am lu ma bëgg jëkk wax. waaw. Abdou Ndéné dafa wax ne Karim masul gagné dara kon du am dara may wax ne Ablaye Wade première fois mu nekk candidat élection présidentielle 1978 la gañewul dara 83 mu dem ak Abdou Diouf gañewul dara 88 mu dem ak Abdou Diouf gañewul dara 93 mu dem ak Abdou Diouf gañewul dara muy ñeenti yoon. mais Ablaye Wade du Karim Wade. dama lay wax rek xam nga waaw xam nga dama lay wax ne soo gëmee yàlla dafa am looy xam li tubaab di wax endurance yàlla dafa wax ne wasbir wa ma sabruka illa billahi na nga muñ li ngay def nga gëm ko ànd ci ak pas-pas ak ngëm ñun li ñuy def caaxaanuñu ci dañu gëm yàlla moo tax ñu koy def ak pas-pas ak ngëm soo ci àndee ak pas-pas donte ne nag Karim Wade xëy na ce sera la première fois waaye PDS du première fois te mooy suñu candidat muy benn ñaareel bi dégg naa li nga wax ci ay article 115 yooyu yëpp xam naa ko benn bu ci nekk dama la koy jàppal bi jiitu da nga ne quitus fiscal moo tax ma ni Serigne Cheikh dañ ko laaj lan mooy kan mooy baram xam-xam lan mooy melokaanam mandargaam mu ne xam-xam xawma bokku ci ndax ki am xam-xam su xamul day wuti su wutee gisul mu laaj ki am xam-xam moo tax xam-xam xawma bokku ci dama ne quitus fiscal man di wax dama ko xam sama métier la du da nga yoreel nit xaalis déedéet quitus fiscal dañ koy jox ka nga xam ne ki fay na l'impôt dama lay dafay non da ngay fay sa l'impôt le fisc on est quitte avec le fisc bokkul ak alal bi nga yoreel nguur su doon loolu la man su ma amelee man ñi ma amal xaalis bëri na parce que sama loxo jotul sama gannaaw dinaay leb parfois nga leb banque nga leb lii état dina leb am na ay fonctionnaires yu ñu lebal xaalis am na nit nga def accident par exemple tey jii soo demee ngay dawal sa oto nga mbëkk nit mu am ci ay gaañu blessure involontaire la soo demee tribunal dañ lay condamné pour nga fay contravention sooy dox ci mbedd mi ngay dawal sa oto sooy dawal sa oto nga def chevauchement ligne continue contravention la donc casier judiciaire dañ ne wax rek ne da ngay produire casier judiciaire waaw waxuñu ne da ngay produire casier judiciaire bu amul condamnation da ngay indi casier judiciaire loolu rek lañ la wax dina indi casier judiciaire incha allah casier judiciaire bi la ci nekk juge bi dina ko wax kon gis nga condition pour nekk article 28
constitution moo ko wax. lii lay laaj pour nga nekk candidat à l'élection présidentielle na nga am 35 ans. nga mën a bind français. mën ko lire. parti politique fu ñu toll changé guñu ko jox la. nationalité. nga déedéet nga loolu ci nga am nationalité exclusivement sénégalaise. ba pare nga am ses droits civils et politiques loolu la article 28 waxul la neen. donc bu foofu téye sa baaraam foofu. waaw ci droit civil ak politique boobu. waaw buñ fa taxawee. waaw yaakaar nga dina ko. article L32 et L33. kooku de L32 L32 L33 L bi nga soo déggee L. mooy partie législative du code électoral. moo tax ñu koy wax L32 ak dañu naan L32 R32 mooy partie réglementaire. kooku président de la République moo koy décider L bi assemblée nationale moo koy décider. moo tax ñuy wax bokkuma loolu pour nekk candidat élection présidentielle. du L moo koy wax constitution. mooy wax conditions yi. damay wax rek. xam nga ci côté boobu bëgguma ñu ciy warante dama la ne bëgguma ñu ciy warante. bëgguma joxe argument d'autorité parce que aussi sama métier la. dama la ne pour nga bokk ci jongante président de la république constitution dong mooy wax lan ak lan nga war a def pour nekk candidat ci constitution la nekkul ci loi. d'accord or constitution li mu wax loolu yëpp amul lenn luy dàq Karim. d'accord di ngeen su yebu ngeen wuti ay sëriñ damay wax lu leer rek su yebu ngeen def seen xarfa fuufa su yebu Macky Sall takk fitam na takk fitam na moom mooy président de la république na takk fitam ñëw ñu bëri. d'accord léegi monsieur le ministre daal waaye du ma bëri monsieur le ministre loolu du sotti de doo ci génn monsieur le ministre allez-y waaw. xam nga li ma koy wax mooy xam nga boo dañ ni da ngay ñëw déposer. waaw dans le dépôt xam nga tout à appel élection da ngay ñëw déposer say pièces après ñu xool pièces yi ci baax ak yi ci baaxul. ñi conseil constitutionnel bi validé candidature yi critère bu condamnation de plus de 5 ans. daf cee bokk. d'accord critère fiscal d'accord daf ci bokk d'accord. critère fiscal c'est pas lié simplement xam nga mooy amel nguur gi xaalis. amel nguur gi du amel benn nit de amel nguur gi donc quand bu ñu la condamné te fayuloo. da nga war a am doo am quitus fiscal d'accord loolu c'est clair léegi monsieur le ministre léegi beneen affaire bi ma bëgg pas lié à l'impôt monsieur Sall fi ma bëgg ñuy ñëw ci mooy au-delà de l'affaire Karim Wade dafa am yeneen candidats yu ñu gis ni dañu leen bëgg a génne ci course bi par voie parrainage loolu itam nekk beneen coow boo xam ni dañu gis ni président Sall li mu ci jublu mooy éliminer ay adversaires politiques ndax bu fekkente ni dañu ne non ndax bu fekkente ni dañu ne je ne suis pas d'accord non ndax bu fekkente ni dañu ne pour nga nekk candidat il faut que ci juróom-ñaari région parce que région yi fukk ak ñeent la muy xaaj bi il faut nga am 1% non 200 000 voix loolu bu fekkente ni loolu lañ ko expliquer mais loolu xam nga ni pour nit mën ko dajale ci 7 régions yi mën na compliqué ndax loolu mën nañu jàpp ni ci démocratie la bokk nan nga gisee système parrainage boobu ñu bëri jàpp ni pour bloquer ñenn ñi la système parrainage bi du loolu parce que système parrainage bi c'est mettre ñëpp ñi bëgg a nekk président ñu mettre leen au même pied d'égalité. mënul nekk parce que kii président de la république la. parce que non loolu mënul nekk. non monsieur le ministre. mënul non li ma la bëgg a wax mooy. mais ku nekk non xam nga lan moo tax loolu mënul nekk. mënoo nekk président de la république. c'est-à-dire yow nga am lu bëri ci avance. ci ñi nga xam ne ñooy nekk sa ay concurrents. ba pare nga bëgg a teg système parrainage. loolu mën nañ jàpp ni loolu jalgati la aussi. non c'est-à-dire système parrainage bi. waaw il faut vraiment c'est renforcer la démocratie. comment parce que xam nga tax muy renforcer la démocratie parce que candidats yi nga xam ne dañu war a ñëw nekk candidat présidentiel les candidats indépendants dañ daan toujours am parrainage. mais mënoo ñëw ni yow da ngaa bëgg 50% pour nga nekk président xam nga au premier tour. il faut nga am 50% wala deuxième tour nga am majorité absolue nga raw. te au moins. di nga passé au moins pour raw quand même président significatif di nga am au moins ici mettons lu gën a catastrophe xanaa di nga am 20% raw ci nit ñi. mais bu fekkee te deuxième tour bu ñu defee deuxième tour di nga ëpp 20% à moins que mu am abstention yu bari. mais yow 1% uniformément réparti parce que lu ñu bañ mooy président bi nga xam ni ñenn rek c'est-à-dire benn région rek Dakar rek. moo koy xam nga 65 millions mën nga leen am Dakar. wala nga am ko ci benn région bi nga dëkk loolu la ñuy bañ
moo tax ñu ni 65000 1%. affaire bi nuru na jaay doole de affaire bi nuru na jaay doole de ba fa muy mujj. wala ku mënta am 1% man de bu fekkee ni dem naa ci élection mun ma am 1% yu ma parrainé du ma dem élection parce que damay yàq sama xaalis yàq sama temps sonal nit ñi parce que bu ma mënta am 1% yi ma parrainé mooy que parewuma vraiment pour gagner élection yi parce que dem élection rek pour ñu jox la ay temps d'antenne ngay wax à gauche. wax mais da nga am sa caution da nga joxe caution sonal nit ñi ci mais da nga joxe caution mais li ñuy dépensé mu ëppul caution bi. mais loolu démocratie jar na ko la caution. mais démocratie amul prix aussi. caution bi ne remboursé wul dépense yëpp. waaw dépense passé et puis affaire bi il faut ñu am rationalité. gis nga am na neenu loo xam ne buñ ko defee pour organiser élection yi day metti et deuxièmement mais vraiment pour man c'est 100 fois plus démocratique boo bëggee dem élection au moins nga am 1% du fichier électoral 6,5 millions la si 65000 au moins ñu ni pare na la au moins ñu xam ni yow di nga déjà boo amul 5% da ngay perte sa xaalis mais pour yow 1% rek lañ la laaj mais loolu sax moo doon man candidat mais dama ciy d'accord parce que loolu dina ma tax ma wër ci région yi au moins profité wax ak ñoom ñu bind ma am chance mu nga xam ni du ma ñëw rek sànni sama candidature comme ça rek ci ngelaw li. d'accord donc c'est tout à fait normal. est-ce que gis nga ci aspect bu positif bi mu wax mooy que ni au moins dina la permettre nga mën a am proximité ak askan wi ba ñu mën la parrainer. dinaa wax ñaar. waaw naa dellu si ci li muy wax li ak naa ko def en relation ak ni ñuy dàqee ni ñu lajjalee Youssou Ndour ci élection yi lay passé li ma jëkk a wax mooy Abdou Diouf. dafa mais ñan ñoo ko lajjaloon. yéen ko lajjaloon de. oui tribunal dama lay wax. ah mais non attends ñan ñoo ko lajjaloon aussi. bàyyil ma agsi ci rek bàyyil ma agsi naa la wax lu tax. ñoom ñoo ko lajjaloon. waaw bàyyil ma agsi bàyyil ma agsi rek naa la expliqué. mais dafa am lu ma bëgg jëkk expliqué gis nga 1993 dañu def élection. kenn contesté wu ko parce que code bi code consensuel la. ñu ñëw 2000 ñu def élection. Ablaye Wade gagné. ñu ñëw 2012 ñu def élection Macky Sall gagné. li gagnaloo Abdou Diouf. gagnaloo Ablaye Wade. gagnaloo Macky Sall kenn du werante loolu baax na. kenn du ko werante parce que ñetti président la ci fal. ñaar ñi ñu folli kenn ku ci nekk jël sa téléphone woo ki la gagné nga félicité ko kon loolu baax na. loolu la Macky Sall dindi. indi leneen loo xam coow. kese la dindi na ko parce que changé na ci lu bëri ak li muy wax. gis nga loolu muy benn ñaareel bi gis nga parrainage yi xam nga lu ñu ci jublu li ñuy jublu woon ci condamné Karim ak condamné Khalifa Sall. Macky Sall bëreel dafa bëgg wut benn cuune benn xuusmaa ñàpp na ne moom lay daj ko nangu ñun ñoo dugg ci bëri ak moom dóor su ma ne gis nga xam lay la ni ma ko sima leen xam nga déedéet dama la pas candidat yëpp la ñuy def mais moo taxit dana am ay problème yu bëri xam nga suñu ñëwee tey man ma tudd Macky Sall ma bañ a xeex ak yow parce que ñemewuma la ba nga dem ba mënuma aw ma ci pexe ma jël junni nit fay leen xaalis ne leen dem leen ngeen parrainel bàyyi ngañ ñooñu ma ni leen damay woo ba ñeneen candidat xuusmaa ñàpp dem leen ngeen parrainé ko ñu dem tribunal ne yow bàyyi ngañ yow ñi la parrainel ak ñu parrainel ni benn la kon duñ la mën a jël. loolu musiba la. loolu lay indi. musiba la. loolu mën na ci indi moo tax ma ni. loolu gis nga mën na nekk la te musiba la loolu mën na nekk. loolu yëpp. loolu kenn musu ko ci ay xeetu njuut njaaj la. dëgg la te su dee da ngay nekk ak nit koo xam ne kii ku yëngu rek mu tëj kaso Khalifa Sall mu tëj ci lu mu ko tëjee bëgguma ci dellu si Karim Wade mu tëj ba pare ne parrainage kii bëgguma ba mu daal bëggul xeex ak kenn bëgg naa dem ci làmb ji su may dem ci làmb ji damay toilettu du ma sax ngemb grand bu laay sol nga boole ma ak na ma baal benn espèce yaawu jàll nga jël nga toll ni Balla Gaye dem na yaawu jàll nga xam ne rek nga pàdd ko mu daanu nga jëkkati sa loxo nekk daan naa loolu du fi am du fi ko nangu d'accord maître monsieur le ministre ay la yowén nag ku ko dégg xam ni am na lu ngeen laxas ci mbir am na lu ngeen ci laxas loo xam ni du démocratie parce que exemple yi mu la jox ci scrutin yi fi jàll yëpp te bu ci nekk jàll ak succès mais waroon nañu mën a continuer loolu lan moo fi indi parrainage kenn laxas ci dërëm pour yemale candidat yi mais lan moo fi indi parrainage candidat politiciens yi xam nga politiciens yi dañuy jël en otage ñu am parti politique yeeg yooyu dañuy jël en otage vraiment citoyen mais loolu ci du ci moment bi ngeen koy réglé maintenant politiciens yi du moment bi lañ koy réglé politiciens yi ñu am parti politique duñu bàyyi ñi am parti politique nga xam ni parti politique ak 400 xaw ma 300 parti nga xam ni léegi am na parti yoo xam ne télécentre la ñu bañ a am même difficulté un candidat indépendant dafa war a wër ci région yi am 1% lañ ko laaj
yow pour nga nekk président il faut nga am 50% yow ñu laaj la 1% rek ñu laaj la presque 200 000 par région war nga ko mën a am bu fekkee yow vraiment amoo capacité am ko ça suppose que da ñuy yàqal temps yàqal nit ñi nekk ci rajo bi di wax et tout ça kan la ñuy yàqal kan la ñuy yàqal kan la ñuy ñun yàqal parce que ñun mooy ñan xam ñu yàqal ñan la ñuy citoyens yi nit ñi pas du parce tout. que problème mooy 47 waaw. xaral li ñu daloon ci législative yi passé ay 45 listes 45 listes mais loolu kan la arrangé 47 listes yooyu kan la arrangé. ça n'arrange personne non parce que attends, vraiment c'est compliqué. xam nga ni président la arrangé. non ça n'arrange loolu raw gàddu la. bu arrangé woon kay. bu arrangé woon xam nga ki président mu- bu arrangé woon président wax nga yaa ngi soog a nag yaa ngi soog a teg baaraam ci bu arrangé woon président ñii Xam nga ni moom dañ ko jël akimu xam nga ñoom 47 xam nga loolu. ñoom bi ñuy def seen évaluation dañ ni oui maintenant on est à 50% parce que dañoo jël 47 listes yëpp daal ni seen i liste la xam nga donc bu ñu wax dara ci loolu parce que ñoom dañ ko jël comptabiliser ko ci seen affaire mais dama ni la man li ma ci gën a apprécier mooy ñu yamale Sénégalais yëpp un Sénégalais indépendant bu bëgg a dem élection ak kenn ku am parti politique bëgg a dem élection ñu yamale leen ñu def leen les mêmes obstacles ñu joxe même montant ñu am même difficulté bu dugg ci élection yi. D'accord. xam nga Youssou Ndour bépa bu fekkoon dafa am parti bu ko boot du am parrainage soxlul parrainage kon day dugg ci élection yi sans problème difficulté bi ñuy teg ñeneen candidats yi ba ko teg ñuy am parti politique loolu moo normalul D'accord. dégg nga yamale bi Gis nag nga- moo tax ñu war a yamale ñëpp bàyyi nga yaa ngi soog a teg loxo bi baaraam bi ci mbir mi. gis nga bu ñu demee ci élection législative nga xam benn tour la raw gàddu. ñoom ñii ñoo yokk seen i liste parce que benn tour la. loolu moo leen arrangé mais kan moo comptabiliser loolu moo leen arrangé baal ma dikk bu ñu ñëwee nag élection président nga xam ñaari tour la ñu ngi def lu nekk. lu ñu mën pour wàññi. mu candidat yi nekk parce que loolu le leen contraire arrangé. waaw pour que Macky Sall. wut benn xuusmaa njàpp bu muy song. d'accord mu sax ci 1%. déglu nañ ko def sax 20%. xam naa loolu doo ci d'accord soo 20%, sañoon. oui. 20 pour déggu li ma la wax. da ngay dëggal 1% dafa yomb Abdou Ndéné da ngay dëggal li ma wax. parce que loolu soo ko defoon ci législative. C'est kon pas bii démocratique. heure doo am majorité. soo ne woon législative yi dañuy defar ay parrainage. yéen a tooñ seen bopp déglu ma rek yaa fi indi say liste yi xam ne. Yéen a tooñ seen bopp. xam nga liste yi. xam nga liste gars yi bu ñu Abdou àndoon Ndéné. leneen la ñu wax ñoo tooñ seen bopp soo paree rek nga may ma. xam xam nga liste yi ñun ci réew mi la ñu dëkk. dañu xamante. bëgguma fi xarab kenn. waaye xamante nañu. liste yi nga xam ne bi yéen a fay seen caution comme disent les tubaab les langues commencent à se délier yéen a ko def pour diluer les voix ndax benn tour la raw gàddu la. te ñaari yee ba mu ñëwee nag du kële 2 tours ngeen bëgg ko wàññi. D'accord. kooku muy benn ñaareel bi dafa am loo wax léegi. da nga ne les politiciens les partis politiques dañu jël nit ñi en otage benn tontu rek laa ci am. dëgg la politiciens yi ñu ngi fi bëri nañu ka parti bëri na macha allah war nañ ko mën a wàññi nangu nañu loolu yëpp. waaye bàyyi nga est-ce que yow mas nga toog fii TFM nit ñi taxaw ne dootuñu liggéey ndax parti politique dañu sonnal. Déedéet. est-ce que mas nga gis ay nit ñu grève ne parti politique yi. Déedéet. est-ce que gis nga li may wax sàcc yi ñu ngi sàcc politiciens yi terewuñu leen sàcc. liggéeykat yi ñu ngi liggéey politiciens yi terewuñu leen liggéey. jàmbaar yi mu nekk jàmbaar politiciens yi terewuñu leen kële amul kenn ci àdduna koo xam la nga doon def bàyyi nga ko ndax politiciens yi kon qu'on arrête de dire que les politiciens prennent les gens en otage. Dans tous les pays du monde on fait de la politique. Et les politiciens mësuñu arrêté nit ñi pour ñu bañ a def lu ñuy def alkaati yaa ngi liggéey soldat saa ngi liggéey gendarme yaa ngi liggéey sàcc yaa ngi sàcc ñu wurutkat yaa ngi wuruj ñu jub ñu ngi jub politiciens yi wax terewuñu kenn def la nga doon def kon jëluñu kenn en otage loolu wax jooju dañ ko bàyyi teg ko de côté parce que du wax ju jub muy ñaar ñetteel ba dañuy wax ne xam nga constitution moo ko wax dama koy wax ci tubaab les partis politiques concourent à l'expression du suffrage loolu mooy vocation parti. D'accord. parti boo gis vocation mooy nga dem jël pouvoir parti ak société civile bokkul parti ak candidat indépendant bokkul donc gis nga ak noo ko mënti jëlee rek. constitution moo créé différence bi. d'accord man le ministre fi ma bëgg a ñëw mooy mënuñu aussi chaque élection chaque rendez-vous ñu xaw a laal un peu la constitution laal loi électorale c'est-à-dire ci législative yi def nañ ko présidentielles yi ñu bëgg ci demaat xam nga loolu dafay nuru leneen te loolu itam nekkul loo xam ne lu taaral démocratie non la pour defar la parce que xam nga. non pas pour defar
boo gisee yow yaa koy jàppe pour defar. mais dafa am keneen koo xam ne daf koy jàppe pour jalgati. mais parce que candidat individuel. waaw dañu amoon difficulté normalement vraiment équité. mais xanaa tey lañ leen intéressé candidat individuel boo defee def équité parce que candidature individuelle moo xew de dans le monde boo gisee actuellement parti politique yi. ça c'est clair gëj nañu jël pouvoir. ok c'est des candidats individuels. mais ñoom ñooy ñëw teg lu bees nit ñi voté leen ñu nekk président mooy c'est actuellement moo xew. mën naa wax sax nit ñi. d'accord allez-y Macky Sall candidat individuel la. donc man dañu war a yemale ñëpp ñi bëgg a doon président. bu leen yemale woon nag bu ñu leen bëggee yemale nag. non mënuñu leen yemale ñëpp les difficultés mënuñu leen yemale mënuñu leen yemale. mais ci parrainage président mënul yem ak ñoom ci parrainage bi non président moom ak ñoom a yem parce que il est obligé de mettre parce que président buy dem élection day am ñu koy jàppale di dem obligé ñu koy jàppale mu ne leen dem leen wuti parrainage moom ci boppam du wuti parrainage chef de parti yi ak ñi nga xam ni candidat individuel yi aussi duñu wuti parrainage yi dañu wut ñu leen jàppale ñu wuti parrainage yi affaire bi loolu mooy nga toppatoo dafa sax tey xel c'est-à-dire il faut nga yemale ñëpp ñiy dem élection yamale bi nag mooy que la difficulté qu'il y a mooy la reconnaissance vraiment assez large et uniformément répartie mooy nga dem au moins ci cette région nga indi fii au moins 65 000 signatures ñu daal di lay ñu daal di mooy 1% mais 1% kenn kuy wut 50% ñu ne de 1% rek lañ la laaj boo mënta am 1% vraiment quand même vraiment boo fi ñëwee di daan da ngay doon candidature mooy que tu as de l'argent bëgg nga am temps de parole lu nekk nga wax ko xam nga temps élection am na ñoo xam ne mais loolu yow yaa ko gisee noonu ak affaire yow yaa ko gisee ñoom amuñu man am na ñoo xam ne yaa ko gisee noonu am na ñoo xam ne xam nga candidature ku mel ni Karim Wade xam naa ni mënul gagner donc même bu fi ñëwee doon candidat yi pour yore kii bi sonal nit ñi di wax à gauche à droite mais dafa mënul gagner parce que quand même vraiment il faut ñu xool affaire gis nga actuellement président de la République Macky Sall amul vis-à-vis loolu mooy xam nga élection yi lu tax mu neex ci ñun amul vis-à-vis parce que quand même ñi ma gis nii ñu nekk ni dañu war a doon candidat wala dëkk président Macky Sall mais ils sont loin c'est-à-dire président amul am population bi dañu am problème fi mu ne nii bu ñu bëggoon changer président Macky Sall parce que amul kenn on a le meilleur candidat on a le meilleur profil on a vraiment il a changé le profil du pays li ñu am moo tax fi mu ne nii. mais vraiment bu ma sañoon waa PDS en 2012. waa li ngay wax ni discours bi. mais malheureusement soo boole woon ak Macky Sall ak Yawou Dial bi ngay xeeb soo leen boole woon ñoom ñaar mën naa waat ne Yawou Dial ci kaw la koy teg toog ci biir bi nga amul visa bi toogal foofu di xaar rek. Macky Sall bu demoon élection waa APR comme ci tànn da ngay gañ. d'accord léegi monsieur le maître ban combat ngeen di mener parce que bu fekkente ni ay marche la doy na waar ay marche yoo xam ni bu ngeen commencé même pas 30 minutes ñu tas leen ku nekk daw ban rapport de force ngeen mën a teg pour atteindre seen objectif ci li nga xam ne dëgmal ngeen ko. waaw xam nga gis nga damay wax toujours ñu gëm yàlla gis nga ngeen di mbindeef ba mu tàmbalee di xeex ay nitam bëriwuñu woon waaye ba ñu demee ci mujj ga moo mujj a gagné. waaw mais nag affaire bi yéen nag du ngeen gën gi mu def aussi mais du ngeen gën gi mu def jege wala mais moom mooy royukaay la mais aussi dafa bokk ci royukaay rek baal ma dikk baal ma ñun yàlla ñun duñu gën di bind def waaw d'accord waaw mais exemple bi nga joxe la aussi dama lay dafa di royukaay d'accord ma lay wax ne su dee mooy royukaay ñu wax ci politique lan ngeen di teg ci rapport de force dama lay wax balaa may dikk damay wax samay principe ba pare gis nga dama koy wax toujours dafa am benn góor gu doon wax wala dina faral di ko wax ne doole moo mën dëgg ñun ñëpp dañ koy wax ma dajeeg benn bés ma koy wax ni ci benn meeting ma dajeeg sama benn mbokkum pël mu ne ma bul waxati loolu mu ne loolu wax ju jubul la ndax doole dëgg am na su dee mënee dëgg de soo xoolee màgget moo gis waxambaane la woon kon doole day jeex dëgg rek kay mujj ñun li ñuy xeex li d'abord dëgg la ñuy xeex. d'accord dañu ne. prochain combat bi fichier électoral. dañu bëgg képp ku bëgg bindu képp ko xam da ngay tudd da ngay wuyoo turu Sénégal. nga bëgg bindu nañ la may nga bindu. ku mu mënti doon képp ku bindu su carte jotee ñu jox la sa carte. su ñuy defar élection yi ne lépp jaar ci yoon. ñu teg ko jox ko dénk ko koo xam ne ki
du ku ànd ak parparloo ku dul ñëpp wóolu ku dul Aly Ngouille Ndiaye. waaw déedéet du question Aly Ngouille Ndiaye ku amul parparloo Aly Ngouille Ndiaye muy moom muy Abdoulaye Daouda Diallo damay wax naa ko kenn contre leen yàlla def ne koo ci gi jël rek am nañu ay kóllëre yu ñu seq du ci jëmm ji dañu ne koo xam ne bokkul ci parparloo gi d'accord gis nga Abdou Diouf bi mu ñëwee général Lamine Cissé la ko jox mu def ko moom Abdou Diouf mu perte président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ku mu jëkk jël général Lamine Niang la après mu jël Cheikh Gueye mu perte kañ ñañ ko jox ñoom ñëpp amul kenn ku ànd nag péete dañuy wax xam nga loolu ñuy laaj ku bëgg bindu na bindu ku bindu na am kayitam kartam te suñ koy def na jaar ci yoon loolu warul indi xeex mais loolu la gouvernement bi bañ Macky Sall ci boppam loo xam ne bii moo ko waxal boppam ñëpp di ko dégg nee na waaw téeméeri carte yoo jël ñaar fanweer yi dañ ko defarul dañ ko defarul d'accord bu alors léegi ñu defaruñu ay carte ministre bi ci boppam Abdoulaye Daouda Diallo ne téeméer yu ñu defar yoo gis ñaar fukki yi seeni borom jotuñu ko ay revendication ay revendication yu légitime la monsieur le ministre ay revendication yu légitime la c'est-à-dire il faut ngeen indi ci aussi ay réponses yu démocratique et puis bàyyi leen aussi bu fekkente ni dañu war a ñaxtu wala ñu war a marche ñu bañ leen a gazé wala ñu bañ di charge ci seen kaw aussi xam nga dañu nekk pays de droit pays yoon waaw boo defee demande de marche boo ñu autorisé nga dem def ko mais loolu moo fi jeex sax loolu autorisation fi jeex ci marche loolu jeex na fi yàgg na parce que autorisé wul moo fi amatul ci marche parce que ñoom déclaration moo fi am d'accord mais parce que ñoom bu ñuy defee même déclaration dañuy xool toujours conditions yi nga xam ne mën nañu assurer sécurité yi nga xam ne dañuy liggéey d'accord nekkuñu ci politique ils sont pas concernés te loolu itam muy dëgg nag loolu dafa loolu logique marche bu am effectivement marche bu am dafa am seen ay soxla bu amee problème du dal politiciens yi xam nga ñu muy dal élèves yi comme ci par école yi exemple heure bi temps yi keroog élèves yi la dal ndogalu yàlla mu dal leen donc vraiment mën nañu organiser d'accord parce que li ñuy laaj parce que quand même fichier bi audité nañ ko xam nañ ni fichier bi valable na xam nañ ni fii ak avancée démocratique yi ñu am kenn mënatu fee sax te léegi avec informatique beeg ak internet bi xew léegi vraiment kenn mënatu fi nekk di sàcc ay élection loolu moom dëgg la vraiment ministre de l'intérieur di ma xam xanaa ñu sàccee ko neneen ministre di ma xam c'est un professionnel xam nga professionnel dafa am ñun nous sommes des ingénieurs on est des professionnels donc affaire u sàcc xalaatuñ ko sax d'accord li ñu xalaat mooy ñëpp ñu bëgg am seen carte nañu mobiliser wu tijjiwaat nañu carte yi d'accord pour ñu am seen carte d'accord pour dem voter ji parce d'accord que guerre boo fay dem da ngay yóbbu say arme da nga yóbbu sa carte sa carte nag yow yaa koy jëli d'accord yow yaa koy jëli sa bopp voilà monsieur le ministre beneen question mu aju nag ci question boo xam ni question sociale la jamono ji gis nga jafe-jafe yi nga xam ni xale yu ndaw yi ñu ngi koy jànkonteel insécurité totale ci xale yi ni ñu leen di jëlee ni ñu leen di raye ni ñu leen di defee yëpp loolu nag nekk mbir moo xam ni mbir mu tiis la ndax seen préoccupation la suñu préoccupation la parce que dama gis ni du préoccupation Karim Wade moom du wax sax lu ci jëm déedéet loolu soo ko waxee da ngay juum Karim Wade dafay ci bataaxal bi da doon féddali di rappeler candidature am foofu la yem yenn préoccupation itam tey jii déet kon kay yow ma am lu ma la yëgal parce que Karim Wade du koo xam ne ki rek dafa nekk nit koo xam ne ki rek dafa nekk dans le vent comme ça PDS la bokk PDS gu mu bokk man mii bi wax ak yow fi ma toll nii comité directeur laa jógee comité directeur bi ma jógee li ñu fa jëkk wax communiqué baa ngi ni yónnee naa ko waa RFM ak waa TFM la ñu jëkk wax dañu jaale na nga xam ne bii ñoo faatu ci ak hélicoptère bi te bañ koy defit tudduñu gouvernement ba naan responsabilité parce que njaal la ñaareel ba ñuy naqarlu Sénégal ñu leen di faatee ci bitim réew ñu leen di jaal ba pare ñaan gouvernement wan ko yoon ne gouvernement ñun PDS dañuy ñaan président de la République mu wax procureur mu ubbi information judiciaire pour que képp ko defati lu ni mel donte ne alkaati espagnol nga wala italien que Sénégal mën la topp yéen a ngi fàttaliku bateau Joola bi mu daanoo
gouvernement France dañu jël suñu ay ministre de la République ñu topp leen dëgg la France ba suñu ministre ñemeetuñ fa dem ñu ne leen na def loolu xam nga loolu xarabuñu ko dëgg la lañ ca teg li laa ko dama koy wax ci tubaab le comité directeur séma de la recrudescence d'actes de violence contre les enfants victimes de rapt de la part d'individus sans scrupules. D'accord. Donc loolu ñu naqarlu ko mu naqaruñu lool. ñuy wax ne ñun nous sommes positifs. gis naa commissaire Ablaye Diop lu mu ci wax. gis naa commissaire Oumal Mal lu mu ci wax dañ koy rafetlu lu baax la. waaye il faut aussi ñu waxante dëgg suñu biir. gis nga Baye Ngagne li police di def am na ñaar benn bi suy président di jóg ñu bër mbedd mi yëpp bloqué ko du guleetin li may wax li wax naa ko jamonoy Senghor. D'accord. wax naa ko jamonoy Abdou Diouf wax naa ko jamonoy Ablaye Wade. D'accord. alkaati yooyu ak alkaati yi ñuy jël ñun suñuy manifester ñun la ñuy teg suñu kaw suñu leen dugaloon ci biir quartier yi ñuy aar nit ñi. lii yëpp lu bëri du am. D'accord. donc kon ñun. suñu pas-pas dañu bëgg. parce que quand même loolu lu garaaw la. jël xale dafa tuuti xale yàlla rek a ko mën a aar. xale ñoo xam ne bi mënuñu wax. mënuñu aar seen bopp mënuñu défendre seen bopp. nga jël ko ñii ñu rendi leen. dagg seen bopp nga gis xale bi yaram wi ak baat bi ñu tàggale leen. yii xale nga gis kuñ ci rey presque ay rituel la dañ leen di wat dagg lii dagg lale loolu doy na waar boo xam tey jii képp koo xam ne ni ci ñun am nga doom te kenn ku ci nekk am nga doom. dootoo nekkatoo ci jàmm jigéen ñi nekk ci kër yi tey jii kenn ku ci nekk soo toogee gisoo sa doom rek da ngay tiit. léegi kon loolu gouvernement bi am na ci responsabilité gouvernement bi moom responsabilité gouvernement bi loolu mënut a dañ. parce que gouvernement ku ne xam na ni suñu sécurité ci suñu bopp ak suñu alal moom lañ ko dénk. kon bu ñu demee ba di ci gis lu mel ni kenn mësu ko gis amul kenn ku ñu mën a joxoñ ci responsabilité ku dul gouvernement. xam nga gouvernement moo yore responsabilité sécurité. ñi nga xam ni que c'est vraiment une fonction régalienne. fekk sécurité nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi bañ nañ ko ba gis nga jóg nañu président ñaawlu na ko. ñaawlu na ko wax na ci conseil bi passé def nañ ci communiqué gis nga ñëpp ñi nekk ci autorités yi nga xam ñoo koy toppatoo ministre des forces armées ministre de l'intérieur ñoom ñëpp à travers directeur de la sécurité publique ñoom ñëpp wax nañ ci. wax nañ aussi organisation bi ñu def pour dalal xelu nit ñi parce que actuellement Sénégal bu gars yi gis policiers yi nga xam ne rek ñoo sol tenue. policiers yi nga xam ne solul tenue ñu ëpp ci quartier yi ñu def un maillage. def nañu un maillage en tout cas li ñu gis de wanewul loolu. li ngay wax li ñu gis ci ay fitna ak ay musiba moom wanewul loolu. def nañu un maillage. waaw def nañu un maillage li des rek moo ñu yokk communication bi ak population parce que population bi dañuy gis yenn saa yi loo xam ne warul ak xam ne jaaxal na leen. te du ñu ko teel a avertir dañuy dem ba dara am ñëpp ñu jaaxle ci mais yu bari anticipation daf ci baax boo gisee sa koñ boo gisoon kenn muy romb fii rek. am fi dara mën ngeen ko war a signaler. tu vois léegi def nañu benn processus et puis dinañ yokk aussi caméra yi. dama bañ sama politiciens yi wax ni ñoom dañuy surveiller kenn surveiller wu leen ñu yokk caméra yi. naa ci tontu naa ci xel ci mbedd yi. pour ñuy xool nit ñi parce que problème boobu c'est un phénomène bi nga xam ni c'est un phénomène mondial. c'est un phénomène bi nga xam ni dafa commencer en Afrique bu ngeen xoolee. am na temps yi Guinée. Côte d'Ivoire am na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire oui. ñu gis aussi président bi taxaw ci taxaw bu am solo sax wax dëgg yàlla ñëpp dafa am ci dëkk yooyu yëpp. fi mu ne nii dañ cee taxaw boo gisee temps yi gendarmerie yëpp joxaat nañ leen ay oto. bees pour ñu xool on a vraiment mobilisé la sécurité pour dalal xelu Sénégalais yi xam ne sécurité ñun la war. taxawaay bi ci war yëpp. ñi ngi koy def. d'accord ñu wax aussi. ñuy wax aussi yéen nit ñi parce que fii dëkku jullit la. d'accord dëkku jullit la ay pratique islamique ak pratique kii ñoo fi am. d'accord am na pratique yoo xam ni. d'accord du joxe dara. merci beaucoup du joxe alal. d'accord du joxe teraanga du joxe dara. donc vraiment ñu yéen nit ñi gis nga Baye Ngagne man du ma wax ne gouvernement deful dara. parce que du ma nihiliste. parce que Serigne Babacar. dafa doon wax naan. ki yanu sa ndaa
doo ko yéene mu fakkastalu nag ndox ma ca biir gouvernement su laccee ci sécurité ñun suñu sécurité la waaye damay wax ne rek gis nga gouvernement bi lu muy dépensé ci koppar su ko waxoon lu muy dépensé te di ñuy déglu ñun politiciens yi xool man lan laay waxanteeg Karim lan laay waxanteeg Omar Sarr jël ay alkaati yu may topp fan laay dugg ak fu ma dul dugg loolu ñu ciy def li suñ ci jëloon rek asaka ga def ko ci sécurité sénégalais yi la duñu agsi fii gis nga ajjuma xam nga dañoo tere woon marche waaye lu ñu sànni ci lacrymogène ak lu ñu génne ci ay alkaati yi soo génne woon fukki alkaati ak juróom rek ñu organiser marche bi yooyu alkaati nga fa yóbbu soo leen bàyyi woon ci biir dëkk bi nga summi leen ñu def civil xool nit ñi man biir na ma dinañu trouver dara jërëjëf monsieur le ministre da nga am kàddu ci loolu rek parce que émission bi jeex da ngay ñuy féliciter vraiment les services de l'ordre waaw parce que Sénégal lu fi mënti am mu ngeen gisee gis ngeen lu fi mënti am d'accord même pas une semaine 2 semaines ñu jàpp gars yi parce que problème bi mooy y a une organisation dafa am beaucoup de policiers en tout cas bu tëngeej bi moom mi ngi lépp ci fàllu laa moom di suivre mi ngi bëgg a yéex te jàppaguñu kenn ak bu ci Touba bi it ak bu ci Touba bi jàppaguñu ci kenn dinañ leen jàpp bientôt parce que yooyu yëpp alhamdulilah on a une police exemplaire ñu jox leen d'accord ñu jox leen police bi nga xam ne voilà merci ci àddina bi yëpp voilà dañuy reconnaître ni ko suñu police professionnelle lan nga ñuy tàggoo c'est dommage émission bi waaw amul problème li may tàggoo rek mooy ñun jàmm la ñu bëgg waaw dañu bëgg lépp jaar ci yoon que ku bëgg bindu ku bindu am sa këyit dañu organiser élection yoon te ku bëgg dugg ci mbër ci làmb ji bëgg ci Karim su bëggee bëree na bëree Khalifa Sall na bëree ku bëgg bëri na bëree Macky Sall nag duñ ko bàyyi moom mu choisir kan lay bëreel ñun ñooy xool kan la war a bëreel ñu tànn kan mooy gagné loolu rek ci am d'accord li may conclure mooy ku bëgg a bindu tijjiwaat nañu fichier yi xam nga li ma nit ñi dañ tijji nañu fichier bi def nañu wax nañu 2 ans dox nañ leen 2 mois du ñu toog liggéey bi ñu war a def duñ ko def ba liggéey bi passé ñu nekk di wax ku bëgg a bindu dina bind ku bëgg a nekk candidat te ñu autoriser ko di nga nekk candidat da nga joxe sa bopp mal ni nga war pour mën nekk candidat autorisé moom yaa ngi ciy taxaw rek quand même non c'est-à-dire ko moom pour moom non dafa am kenn koo xam dafa am une autorité mooy ki ñu ragal autorité bi nga xam ne mooy conseil constitutionnel day xool candidature yi ki ngeen ragal xam nga li ñu bañ nga yow xam nga laay mi ngi ñëw nga xam ni mënoo ba pare ngay jéem di wax ñun daal wóolu nañ suñu bopp wóolu nañ li ñu liggéey ku mënti ñëw aussi ñun xam nañ ni que Sénégal liggéey nañ fi liggéey boo xam ni que 2e mandat war nañ ñu ko may te dañ ñu ko may parce que nit ñi ñoo ñu soxla ak li ñu fi def donc vraiment maa ngi gërëm Sénégal yëpp di leen sant di leen ñaanal jàmm di ñaan vraiment li fi xew temps yi ci question sécurité ak accident yu bari yi ak vraiment li fi yu bari yi fi nekk yëpp yàlla def ci ndox mu sedd parce que Sénégal jàmm la ñu xam jërëjëf jàmm moo fi yàgg am yàlla na fi jàmm yàgg ñu dugg ci élection yi ak jàmm génn ci ak jàmm ku gën ci Sénégal yàlla jox la ko jërëjëf le ministre Abdou Ndéné Sall foofu nga daanelee foofu moom lu am solo la parce que ku gën ci Sénégal loolu mooy yittey Sénégal ku gën ci Sénégal nag ñu ñaan yàlla kooku buñ ci eggee ci 24 février incha allah ci 2019 mu daal di jël réew mi yemoo mbokk yaak fi ñu tàggoo ak yéen mu nekkoon le ministre Abdou Ndéné Sall bokk ci APR ministre maître Amadou Sall bokk ci parti démocratique Sénégal ñu leen di gërëm ci wuy si bi nga xam ne wuy si nañ ko télévision Futur Média seen émission Faram Facce ñuy gërëm bu baax nag Touba ameublement suñu frère Mamoun ci ni nga xam ne noonu la ñuy jàppale ci salon bi mu ñuy indil àllarba bu jot ñu ciy amal émission bi ñu ngi koy gërëm Touba ameublement bu baax a baax ci taxawaay bi mu am ak groupe Futur Média di gërëm Vieux Diouf gërëm Babacar Fall gërëm Doudou Sow ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy ay cadreur rendez-vous àllarba bële di ñëw bu ci àllandee jërë ngeen jëf. ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi